dibeer benn panu koor atum ji nekk ñeenti téeméer ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës di 4 avril bi nga xam ne ni ki ëllëg lañ koy daal di màggal di bis bi nga xam ne moom la Sénégal moo boppam ñi nga xam te ni bi ñoo yor doxalin wi ci takk der yi di waa DIRPA daal nañu fësal nag ni nga xam ne noonu bis d'armes bi li amee ni ki ëllëg dinañ ci dellusiwaat ci yaatal ci njëlbéenu xibaar yi Alioune Sow ñi ko woon ci seen ndaje loolee dinañu daal di def ab taxaw seetlu ci wàllum napp gi ak ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi nag bëgg na dugg si li nga xam ne moo di Bankop Yoxo dañ ko daal di teg ci suuf ginnaaw bi nga xamante ni bi jàpp nañu ne ay waxtaan ubbeeku na doon te nag li nga xam ne it jublu nañ ko moo di am ay député ci pencum ndaw réew mi nga xam ne moom la ñu dëkk mal pal gi nga xam ne jàpp nañ ko fanweeri fan ci weeru sulet fanweeri fan ak benn ci sulet bi ñu daal di dëkk mal xeex lépp loo xamante ni bi moo di kawteef ak ñaawteef si diggalu réew yi li nga xamante ni bi mooy taxawaay bi nga xam ne war na ci ñi nga xamante ni bi ñoo di attaque der yi nag foofee sa diwaanu Kédougou taxaw nañu dem si li nga xamante ni bi moo di wàll wi jëm si ñi nga xam ne ñooy def ñaawteef yi si diggalu réew yi ak taxawaay bi nga supp ki nga xam ne moo di Abdou Khadim Thiam dinañ ko daal di topp ci biir xibaar yi mbokk yi li mooy li gën a fës si biir jotaay xibaar ñees gis ñu def si from fàcc mbokk yi daleen ak jàmm ni ki ëllëg le 4 avril ku ko xel dem ci màggalu ko feetu indépendance di réewum Sénégal mooy bis bi Sénégal moom boppam atum 1960 la woon ni ki ëllëg nag ñu daal di ko war a amal si wàllum prise d'armes maanaam takk der yi daal di wane seen bopp bu baax a baax foofu at yi nga xam ne weesu woon nañ ko nekk mbasum coronavirus taxoon ñu ko doon defee fi nga xam te ne bi moo di dalwaay njiitu réew mi bi yoon dinañ ko génnewaat ci penc mi waaye nag ni nga xam ne noonu lay demee dellusiwaat nañ ci nu mu gën a yaatoo ñoom ñi nga xam te ne bi ñoo jokkaloog ci ak day DIRPA ci teewaayug Alioune Sow. Force de défense et de sécurité et résilience nationale. lii mooy thème bu ñu jagleel feetu indépendance war a am ñeenti fan ci weeru avril DIRPA mi yor kàddu l'armée bi fësal nañ mbir mi nu muy demee. loolu bu weesoo ñu dem ci fête bi proprement dit c'est-à-dire la fête de l'indépendance bi nga xam ne mooy mandargaal suñu indépendance muy commencé le 4 avril. donc boobu day am ñetti pàcc bu njëkk bi mooy président bi nga xam ne maanaam cérémonial militaire lay doon bu paree ñu am décoration maanaam ñoo xam ne dañoo wone seen njàmbaar seen liggéey boo xam ne nation bi daf leen reconnaître dañ leen di jox ay décoration. prise d'armes nekk lii am ci atum ren ji militaires yeeg paramilitaires yi ñooy amal défilé di si ànd ak ndongo yu nekk seen l'école yi. loolu bu paree ñu jàll ci défilé bi day nekk ay école de formation day nekk ay corps militaire ak ay corps paramilitaire maanaam lim bi nga xam ne moom mooy défilé le 4 avril mooy junni nit ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñoom ñooy participer ci défilé bi ci ay góor ak ay jigéen. loolu bu paree nag day am benn cocktail boo xam ne cercle mess des officiers lañ ko defee. ngir moytu ay perturbations l'armée bi dinañ fa taxawal ay tentes jagleel ko taskatu xabaar yi ngir rek ñu mën a def seen liggéey ci anam bu mucc ayib. day am benn tente bu ñu installé boo xam ne pour presse bi la moo rajo yi presse rajo mooy nekk foofu boo demee à gauche après tente président bi beneen tente officielle bi. maanaam boo jeexalee boo am na beneen tente bu ñu fa war a installé boo xam ne pour rajo pour presse écrite mooy nekk foofu après boo demee tuuti booru préfecture bi am na RTS mooy nekk foofu RTS rajo ak télévision. télévision yi nga xamante ni dañoo bëgg a def ay plateau am na tente bu ñu leen jagleel lu jëm ci wàllum kaaraange gi ci loxo gendarmerie ak police la nekk leneen it. jëm ci wàllum kaaraange di ab poste médical avancé l'armée bi nee nañ dinañ ko fa taxawal. Alioune Sow Baara Sow yéen jaajëfal ñu daal di juglu li nga xam ne moo di wàllum mbay mi ak ay kilifa yu nekk si màkkaanu jël yi nga xamante ne bi ñoo sàlloo taxawu mbay mi nag daan nañuy yokk seen xarañteef ak tàggatu si wàllum li nga xam ne moo di nekkinu askan wi si ñi gën a néew dooleek wàllum jigéen ñi loolu nag nekk na loo xamante ne bi dina leen di njëriñ ba ñu xam nañu taxawoo ñuy mel si wàllum mbay mi buñ sukkandikoo si Pape Malick Ndaw mi nga xam ne mooy secrétaire général du ministère bi yor wàllum mbay mi ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Mountaga Kane. Proval moo ko financé
jàppale cellule genre bi nga xam ne mi ngi suñ ministère pour ñu yombalal ñu xamal ñu jumtukaay yi nga xam ne mooy politique genre ci ministère de l'agriculture et l'équipement rural loolu nag damay fàttali njëkkoon nañ fi def ay lël jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau yi ak ci service yi ci ministère bi tey jii nag mu desoon ñi nga xam ne ñooy kilifa yi commencé par ministre le professeur Moussa Baldé cabinet directeur de cabinet conseiller technique am le secrétaire général ses conseils mais aussi directeur ak directeur généraux pour ñu renforcer leen seen capacité si d'abord lan mooy genre concept bi lu muy signifier mais aussi naka lañ leen di joxe jumtukaay ñu mën ko appliquer bu suñuy appliquer la politique agricole donc du Sénégal donc loolu am na solo trop parce que soo bëggee def changement si barab day fekkee aussi kilifa yi koy jiite ñoom ñu xam fan lañ jëm comprendre changement boobu soog naa su kilifa yi comprendre rek si suuf à la base aussi dana yomb. may jégalu si kàddu yooyu nga xam te ne bii si kàllaamay nasaraan la ko Pape Malick Ndao doon yëkkatee xëy na dañuy toppandi yeneen jotaay xibaar kàllaama yi nga xam ne yëkkati nañ ko si wolof ñu daal di jóge ci mbay mi wutali li nga xam ne moo di napp gi ak ñi nga xamante ne bii nag ñoo di nappkat yi ca diwaanu Mbour ñu bëgg daal di jëm si banque bi xoo dellu nañu ginnaaw si loolee teg nañ ko si suuf waaye nag donte am nañu ubbeeku ak yaakaar si li nga xam ne moom lañ doon naqarlu ñu saafara leen ko nu mu gën a gaawee bëgg nañu tamit daal di dugg si pencum ndawi réew mi waral ñu ne dinañ daal di dem si jongante yi nga xamante ne bii mooy pal ndawi réew yi nga xam ne jàpp nañ ko fanweeri fan si weeru sulet Mountaga Kane. ndigalu yenn kilifa diine tax na ba cadre de concertation bi lëkkale ñiy yëngu ci wàllu napp cosaan fas nañu yéene bàyyi grève bi nga xamante ni dañ ko namoon a def ci weer wi de. waaw wàllu woowu dañ ko ajandeegum ba ci kanam parce que ay kilifa diine woo nañ ñu waxtaan seeg ñun kon kilifa yi buñ ñu woowee waxtaan ak ñun ci lu mel noonu xamal ni ñu carrément nit munoo nekk si weeru koor ba pare di manqué jën dañoo bëgg loolu ngeen ajandeegum ko ngeen ajandu ko ba ci kanam ñu jéem a xoolaat. ci benn wàll bi ñoom ñiy yëngu ci wàllu nappu cosaan taxawal nañu benn mouvement bu ñu dippee ànd suqali nappu Sénégal ñu fas yéene bokk ci élection député yi di ñëw. yóbbante gàngal bu làmb tey bu fekkente ne dañ daan jël suñu ay kàddu di ko yóbbante ñu koy yóbbul Assemblée nationale kon tey jii dem toogal fa suñu bopp yaakaar naa ni moo ëpp solo tey di yóbbante li nga xamante ne mooy suñuy kàddu ndax boobu ba léegi gis nañ ni ñi ngi jooy di ñaxtu suñu ay problème te ba tey gisuñu si ay saafara looloo tax ñu bëgg a dem toogal fa suñu bopp bu ko defee li ñuy suñuy kàddu ñu koy mën di jotale fañ ko war a jotale. écran yi ngeen daan yóbbu yónnee li ngeen daan wax daa ñu ko def. ah non vraiment daawuñ si gis suñu bopp ndaxte dëgg-dëgg tey li nga xamante ni mooy secteur bi képp boo si bokkul mënoo ko maîtriser ndax ki ko dund moo xam li nga xamante ni moom moo ciy metti kon ñun bu ñu demee ba foofu toogal fa suñu bopp ñun ñoo mën a wax exactement li nga xamante ni mooy suñuy problème. jaajëfal ko Mountaga Kane ci diwaanu Mbour ñu wutali Kédougou ak takk der yi foofee nag nga xam ne daan nañu taxaw temm ngir xeex lépp loo xam ne moo di ñaawteef si diggante réew yi rawatina foofee nga xam ne ñu ngi fay gase wurus ñi nga xam te ne bi ñoo di takk der yi daan nañuy def ab xayma si atum 2021 ba pour na $1 milliard ak lu toftal juróom fukk ak juróom-ñetti millions yoo xam te ne bi daan nañu koy teg loxo buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo jiite si division bi foofee di Mamadou Alioune Diallo ay kàddu yu yaatu yoo xam ne daan na koy leeral ci taxawaay bi nga xam ne am na ko foofee si gësub Abdou Khandiam. ci projet bi ñuy woowee eau et assainissement nga xam ne dañ ko jagleel dëkk kaw yi te banque mondiale daal di ko financé ci lu toll ci $10 milliards ak ñaar ci suñuy koppar li ni mel nag dina tax ba ñu tabax li nga xamee ne moo di ay station de traitement des eaux usées ak de boue de vidange ci li nga xamee ne moo di commune bu Guinguinéo commune bu Nioro ak commune bu Birkelane. intérêt bi surtout bi nga xam ni mën nañ ko ci yokk mooy beneen vision bu ñu gis assainissement mooy li nga xam ni mooy ressources yi nga xam ne eaux usées yi nga xam ne traité nañ ko li nga xam ni mooy boue de vidange yi traité nañ ko mën nañ ko utiliser ci vraiment augmenter li nga xam productivité agricole ci maraîchers yi wala aussi mbayu ñax yi nga xam ne pour élevage wala aussi di mbay li nga xam ne mooy arbre fruitier wala yu daal donc bu di wax na rek assainissement nekk na loo xam ne aussi day contribuer pour développer yeneen secteurs yi comme agriculture donc agroforesterie ak yeneen lépp loo xam ay projet la mu ñu jagleel ko population bi le président de la République day mettre au devant li ñuy wax équité yemale naam yemale mënul nekk fépp
mais au moins ñu def effort boo xam ni ñi nga xam ni peut-être amuñu woon chance am rapidement comme ni à Dakar amee chance Saint-Louis Thiès am réseau d'assainissement donc ñi nga xam ne mooy dëkk yu ndaw yi comme comme Guinguinéo ak yeneen dëkk yi dañu war aussi am chance wala am loolu. askan yi yeewoo ci yooyu la dëkk nag di rafetlu li ni mel. di wax ne projet bi vraiment dafa ñëw ci waxtoom parce que suñ population yi amoon nañ toujours ay problème ak ndoxaat yi nga xam ne ñu ngi ci kër yi waaw amoon nañ toujours ay problème ak fosse yi nga xam ne ñu ngi ci kër yi wax léegi en français dañu daan oote ji Kaolack pour am ay camions yuy ñëw di ñu guider alors suñu toogee ba am réseau bu mel nii vraiment dañ ci sant yàlla sant ci ONAS sant ci le président de la République. bari gën a baax ndax engrais bi sax waxuma la cat gi muy indi rek mais engrais bi rek tax na parce que nag Birkelane dëkku baykat la donc loolu bu amee bu dul mbay mi sàmm gi la te ñaar yëpp daf ciy ànd parce que bu dee sàmm gi la ñuy sotti ci àll bi mën naa yàq kiiwu jur donc tey bu ñu jëlee ba di ko traité franchement loolu dañ ciy kontaan. wax ne assainissement moom dafa mos a doon problème Nioro fàttaliku ngeen fi léegi fukki at ñenn ñi fekke nañ ko Nioro mu ngi nekkoon ci biir ndox ay quartiers yi lëmm dina leen bëggoon a dindi sax pour toxal leen le président de la République def fii projet bu am solo defar canalisation defar ci ay yoon ba nga xam ne loolu fàtte nañ mais desoon na nag assainissement wu yi nga xam ne moom mooy douche ak toilette am nañ problème parce que famille yu bëri dañ gas ci suuf ñenn ñi sax ci mbedd mi lañ def ay fosse septique mu doon lu dangereux ak loo xam ne day yàq ndox bi nga xam ne moo nekk suuf yàq suñ teen yi donc lii projet boo xam ne dafa ñëw solutionner problème yooyu dindi problème yooyu. mu di Guinguinéo mu di Nioro mu di Birkelane daanaka liggéey tàmbali na bu baax. moo ko Adama Sarr kon def ngeen joyanti ga mu doon dellu siwaat ci taxawaay bi nga xam te ne bii ONAS am na ko diggante Kaffrine ak Kaolack si njàppandalu Banque mondiale ab liggéey yëpp defar ndox yu bon yi foofee ngir ñu mën koo jëfandikoo rawatina si wàllu mbay mi jur na lu toll si fukk ak ñaari milliards yu xaalis yu réewum Sénégal maa ngi ko doon junj léegi taxawaay ba takk del si fi nga xam te ne bii moo di diwaanu Kédougou ak foofee nga xam ne moom la ñuy gasee wurus waaye tamit lépp loo xam ne moo di ñaawteef gu dox diggante ay réew loole nag takk day taxaw nañ ci 2021 teg nañu loxo lu ëpp benn milliard ak juróom fukk ak juróomi millions yoo xamante ne bi si wàllu wu ñuy xeex la daal di amee di kàddu yoo xam ne leeral na ko moom Mamadou Alioune Diallo mi jiite subdivision yi foofee si diwaan ba nga xam ne daan na koy daal di saabal ki nga xam ne bi moo def gëstu bi Abdou Khadim Thiam. ca Kédougou douane bu Sénégal mi ngi fay amal liggéey bu mucc ayib jëm ci watu corridor yi ak site d'orpaillage yi ndawi subdivision bu douane bu Kédougou taxaw temm ci aar yooyu barab ñoom ñu tuddee soldats de l'économie di xeex bu baax li ñuy woowee criminalité transfrontalière organisée. dugg zone minière la donc site orpaillage yi bëri nañ fi trop te ñun lan lu ñu ciy seetu mooy ndax ku fi toog ñu fi nekk ci site orpaillage yi ndax ñu ngi ci légalité ak marchandise bu ñu fay dugal ndax marchandise boobu jaar na douane ak moyens ñu utilisé ndax détecteur yooyu fay na douane wala fayul douane su fekkee ne condition yooyu yëpp xool nañ ko fay na douane mun nañ contrôler ndax am nañ autorisation pour nekk ci site yooyu su fekkee ne am autorisation ñoom site boobu dañ koy démanteler. ñuy amal seeni yëngu-yëngal ci zone frontalière bu bari ay enjeux sécuritaires surtout lu jëm ci économie parallèle bi tax sax ba ñuy baril service de surveillance yi ak wattu gi ci site d'orpaillage yi li ñu ciy mbébét di opération yi di am saa su ne. bokk na ci ñi koy démantelé mooy arrêté gars yi tere leen loo xam ne gas àll ba su fekkee ne nag marchandise yooyu foyul douane dañ koy saisir dañ koy andi fii douane nga régulariser. li waral loolu yépp nag di dox gi ñuy dox ci karange alam gi waaye tamit dugal seeni yoxo ci résilience bi ak sécurité nationale bi. opération de surveillance des points de passage ak corridor yi di jur ay saisi yu am solo. Kédougou daanaka trafic bi bëri na trop
maa ngi fàttali ni jàpp nañ fi lu ëpp tonne yàmba ak genn wàll fële ci douane Moussala te liggéey boobu vraiment agent yi ñoo ko liggéey agent yi yu xarañ agent yoo xam ne dañoo am motivation pour liggéey donc saisie boobu vraiment saisie record la ci région bi ak ay médicaments jàpp nañ fi vraiment camion médicament boo xam ne Guinée la jógee waroon dugg Sénégal médicament bu baaxul bokk na aussi ci saisie yoo xam ne marqué na fi administration douane bu Kédougou ñu war ko équiper ak ay jumtukaay yu am solo ngir ay intervention yu mucc ayib loolu moo tax a jóg programme de modernisation de l'administration des douanes ñu tuddee ko PROMAD te directeur général bu douane sénégalaise taxawal ko. Abdou Khadim Thiam di ko jaajëfal ci boobu léegi suñu wàllu ci wàllum wér-gu-yaram ak tuutànk yi nga xam ne dañuy dund ak tawat yi nga xam ne moom ñu duppee autisme ñen war a taxaw ñu duppee leen ay pédopsychiatrie ñoom nag ñett lañu képp ci réewum Sénégal ngir war a taxawu mboolem ñi nga xamante ne bi jàngoro ji laal na leen loolee nag nekk na loo xam ne néew na waral nag ñuy sàkku ab tàggat waaye tamit ak taxawaay gu ci war ci wàllum nguur gi ba ñu gën a mën a taxaw ñi nga xam ne ñoom la taw joojee daal di laal bu ñu sukkandikoo ci docteur Ndeye Awa Dieye mi nga xam ne moo jiite seen kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñoom fajkat yooyu ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Dieng ak Souleymane Diallo. ci tàggat bi dafa sooxe ba ren la jàng boobu di door a egg ci Sénégal la université di ko doog a mettre en place formation en pédopsychiatrie bu njëkk ba ñun ñii lan lañ def da ngay jàng fii def sa médecine jàng def dolli ñeenti at def psychiatrie dem tukki Belgique mbala France jàng ko foofu ñibbisi ñun nag bañ ci tooloo ñi demaloon yëpp mun naa ne man kenn maa ñibbisi ndaxte la ngay fekk foofu na mu neexee bokkul ak soo ñibbisi Sénégal li nga fiy fekk donc di soññ di ñaan gouvernement bi ñu may nit ñi bourse ñu dem ndax ñun bi ñuy dem ñoo demal suñu bopp bu ñuy ñibbisi ñoo ñibbisil suñu bopp kenn gungeewuñu donc ñaan gouvernement bi ñu jàppale xale yi may leen ay bourse ñu dem jàngi ñi fi nekk ñu may leen ay bourse ñu fay seen jàng fii ñu ñibbisi ndax ñu gën a bëri ndax bu ñu gënee bëri faj bi dina gën a ñëw fi mu toll nii ñett lañ ci Sénégal ñu faj loolu waaw ñett lañu te ñun ñett ñëpp ñu ngi diggante Dakar Thiaroye ak Diamniadio kese. tawat joojee di autisme nekk na tawat joo xamante ni bii daanaka mbir ñu ko lu bëri ni ki démb lañ doon ko daal di jagleel bis bi nga xam ne moom lañ ko war a daal di xam ne adduna bi yëpp waral nag forsa ngeen ñu def si gëstu taxawaay bi nga xam ne war na ci ñi nga xam ne ñoo di taxaw di soñño ñi nga xam ne ñoo di waajur yi rawatina ñi nga xam ne ñoo di askan wi yëpp penc mi ñu gën a bàyyi xel tuutànk yi nga xamante ni bii may leen gët ak may leen xel dafa war lool ndax seen i taxawaay ak li nga xam ne moom lay laaj dafa daal di bëri gëstu bu ñaani seeg Mamadou Dieng ak Souleymane Diallo. Bleu mooy couleur buy symboliser autisme muy comportement boo xam ne day faral di fës lool ci gone yi nga xam ne dañu amee jàngoroy autisme. benn feebar la boo xam ne xale bi dafa am ay ensemble comportement yoo xam ne sur le day am ensemble problème sur le plan comportement day comporté wu comme day wuteeg yeneen xale yi day nekk xale boo xam ne day am comportement yoo xam ne nit ñi dañ naan ki dafa réew wala day voilà yaruñu ko ak yooyu comportement bi dina am problème. xale yoo xam ne dañu am problème mu wax communication duñu wax wala suñuy wax par exemple bu ñu bëggee damaa bëgg lekk la ñuy wax ils s'expriment à demi-mot ak ay xale yoo xam ne dañu am ay stéréotypes yi ay bizarreries li ñuy def ay xale yu balancé wu et cetera. autisme ñu bari ci penc mi xamuñu ko loolu waral sax ñu sancal ko bëccëg bi ni mel ngir fexe ba ñu bari miin jàngoro ji. dinañ waxtaan ak nit ñi dinañ fexe ba nit ñi xam luy autisme rawatina parents yi grand public bi ak effectivement autorités yi ñi nga xamante ne tey fu ñu mënti nekk ci àdduna dinañ ñu dégg xam ne bis bii dañ ko jagleel autisme yi ñu expliquer leen lan mooy autisme ñu mën cee waxtaan. donc moo tax dañuy dem ci plateau télévision yi dañuy jagleel journée bu mel nii ñu ciy def communication pour vraiment ñu xam ne lii du feebar handicap la te que handicap boo jàppalee nit ki rek. dafay autonomiser mu di jàngoro joo xam ne jafe na lool ñu fàggu ko li ko waral di li koy sokkee la ñu xamul waaye teewul njortu yi bari na lool. xamuñu exactement lan moo koy joxe parce que gis nañ ñoo xam ne ay famille yoo xam ne dañuy juddu xale yëpp autiste gis famille yoo xam ne taaw bi day autiste gis famille yoo xam ne caat bee autiste mais lenn li ñu mën a gis li ñu seetlu mooy dina am ci famille benn. ñaar mooy ëmb ba pare bëri problème wala ëmb ñu lay dóor wala ëmb fan jooy ëmb yëpp stress ci biir ëmb
baaxul donc côté boobu mën nañ ko prévenir dafa important xale bi nekk foo xam ne dañuy wax ak moom di kaf ak moom di ko stimuler ak yooyu buñ ko deful tamit mën na tëju ci moom. fagaru gi doon lu jafe kon gone yi amee jàngoro ji ñoom taxawaay bu mat ak gunge lañu soxla ci seen biir njaboot. parent bi déjà il faut mu nangu ne doomam autiste la mu dem yóbbu ko ñu diagnostiqué ko bu ko defee équipe bi nga xamante ne ñoo nekk ci wetu xale bi dinañ ko mën a ne nii ngay doxalee ak xale bi ba nga xam ne bu demee bu ko appliqué xale bi dina mën a autonomiser wu mais xale yooyu patience la ñu laaj compréhension la ñu laaj ak teel leen diagnostic bi nu mu gën a précoce rek ñun ci loolu la ñuy incité xale bi gën a am chance su autonomiser wu affaire bi commencé di wàññi. gone yu amee autisme dañu leen di faral di beddi ci askan wi mu doon lu tiis lool ci seeni waajur parrain ak marraine biñ jagleel bëccëg bi ñoom ñaar ñëpp di ay jëwriñ ci nguur gi jël engagement ne danañu sóob seen loxo ngir wuti ko par bu ko defee ñu gën a mën a taxawu gone yi nga xam ne ci askan wi lañu bokk. Mamadou Dieng di ko jaajëfal mook Souleymane Diallo jaajëfal leen mbokki ci teelu bi fii lañu yëkkatee jotaay bi benn jotaay ba xibaar 18h45 la doon ci kii xibaar yi marax yi 19h45 la xibaar yi nasaraan yi xibaar di wéyandi ci www.emedia.sn di ñaanal ñëpp koorub jàmm.